Buonasera a tutti ragazzi, vi saluto come sempre, sono Mor e vi sto parlando da Diourbel, Yarem, la mia città natale in Senegal. Saluto a tutta la comunità senegalese che vive in Italia, ma faccio anche un applauso a tutti i follower che si stanno guardando su YouTube e Facebook. Prima di tutto ragazzi vi chiedo scusa per il tempo che finora siamo rimasti senza aggiornarvi in merito alle ultime novità. Oggi su questo video cercheremo di fare chiarezza, parleremo del nuovo governo Draghi e anche del prossimo decreto ristori quinto, che secondo l'ex ministra del lavoro Nunzia Catalfo, la bozza di quel decreto era già sul tavolo prima che cadesse il governo Conte. Oggi cercheremo di fare luce e chiarezza in questo video. Salaamaaleykum mbokk yi, maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax. Man la seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr. Alors di leen nuyu fépp fu waay mën a nekk, di jégglu ci temps bi nga xamante ne bi xaw nañ ko toog te defaluñ leen vidéo pour ajourner leen les derniers développements et les derniers informations jëm ci wàllu la politique italienne ak les mesures sociales ak li ñuy woowe ammortizzatore sociale. Alors xam ngeen ne gouvernement Conte daanu na. Gouvernement Conte nag balaa mu doon daanu xaatimoon na li ñuy woowe il ristori cinque, il decreto ristori cinque, nga xam ne donc toggoon nañ ko ba mu ñor ba kii di Roberto Galtieri nekkoon ancien ministre de l'économie laajoon na fiducia Camera bi ak Sénat bi bañ voteloon ko ci lu toll ci 32 miliardi di euro pour mën a financer il prossimo decreto ristori quinto. Ginnaaw bi nga xamante ne bi amoon na donc fiducia boobu ba xaalis bi génnoon ci la gouvernement Conte daanu. Donc la signora Nunzia Catalfo moo ngi xamle ne gouvernement bi avant mu doon daanu xaatimoon nañ mesures yi nga xamante ne bi yépp moom mooy mesures yi waroon a ñëw nekk ci il prossimo decreto ristori quinto. Alors ginnaaw bi nga xamante ne bi gouvernement Conte daanu, xam ngeen ne gouvernement Mario Draghi taxaw na. Ci biir gouvernement boobu Mario Draghi xam ngeen ne donc économiste bu mag la, banquier la, ñu gën koo xam ci mu nekkoon président banque centrale européen, donc am expérience ci wàllu économie ak nekk banquier. Moom xam ngeen ne léegi moom mooy il premier italiano te taxawal na gouvernement ginnaaw bi nga xamante ne bi def nañ giuramento, def il primo consiglio dei ministri ak def aussi li ñuy woowe donc taxawal donc li ñuy woowe gouvernement ak yeneen ministre. Ci biir loolu ñu xamle ne rek gouvernement bi indi nañ ci yeneen changement yu bees. Changement yi mooy am na ministre yu toog, am na yu dem. Alors kii di Di Maio moom ba tey poste bi mu yoroon ci gouvernement Conte moom la yoraat. La signora Luciana Lamborghese ba tey moom moo nekk ministre de l'intérieur. Di Maio mooy ministre des affaires étrangères. Alors Roberto Speranza bi nekkoon ci santé ba tey moom jógu fa, moo fa nekk. Elena Bonetti bi nga xamante ni bi mook la Teresa Bellanova ñoom ñoo démissionné woon ba waraloon gouvernement bi daanu te bokkoon ci Italia Viva. Donc Elena Bonetti ci gouvernement Draghi bi moom jëlaat na postam bi mu yoroon ci ministre della famiglia e delle pari opportunità. Xam ngeen ne moom moo indi woon mesure bii ñuy woowe Family Act te lii ñuy woowe l'assegno unico universale génnoon ci. Xam ngeen ne assegno boobu sax moo ngi war a nekk en vigueur ci mois de juillet bii ñuy nekk bii di ñëw ci 2021 bi. Donc gouvernement bi xam ngeen ne noonu la tëddee. Donc li ci gën a am solo mooy dafa amoon ñaari portefeuille ministériel yu am solo, gënoon a ràññee ko ci wàllu liggéeykat yi, famille ak imprese yi, muy ministre du travail la signora Nunzia Catalfo changé nañ ko. Ku ñuy wax Andrea Orlando moom moo ñëw léegi nekk ministre du travail bu bees bi, ñu koy wax il nuovo ministro del lavoro. Andrea Orlando ku am expérience la ci politique italien, yàgg na briguer ay portefeuille ministériel. Xam ngeen ne ci gouvernement Matteo Renzi ak Paolo Gentiloni moom moo nekkoon ministre de la justice. En 2013 it moom moo nekkoon ministre de l'environnement, ñu koy wax il ministro dell'ambiente. Donc ku am expérience la ci politique italien, bokk ci PD, xam aussi donc bu baax lu ñuy woowe donc gouvernement. Alors beneen changement bi mooy l'ex ministre de l'économia ñu koy woowe donc Roberto Galtieri, moom bokkoon ci parti PD, moom it changé nañ ko. Kii ko remplacé tudd Daniele Franco.
Daniele Franco moom it banque Italia la nekk, ku am expérience la ci wàllu économie, donc moom lañ dénk ministre de l'économie et des finances ci gouvernement bu bees bi. donc loolu mooy li gën a fes ci gouvernement bu bees bi ginnaaw bi nga xamante ni bi donc taxawal nañ ko ba commencé liggéey. gouvernement bu bees bi it seen liggéey li ci njëkk dina nekk ci li ñuy woowe il decreto ristori cinque, nga xam ne am na lu ñuy woowe un piano per i vaccini, i recovery fund, ak li ñuy woowe donc il decreto ristori cinque ñëw na ci biir, ak lii ñuy woowe donc la proroga per il blocco dei licenziamenti, ak aussi la cassa d'integrazione per altri 8 settimane. xam ngeen ne loolu moo gën a fës ci decreto ristori cinque bi ginnaaw bi nga xamante ne bi gouvernement bi daanu donc liggéeyoon nañ ci ba dara desutoon lu dul ñu approuvé ko. alors ñu fàttali ne décret bu bees bi di ristori cinque gouvernement bi bees bi ñëw alors moom du def lu dul alors exécuté ko, donc ñu déroulé mesures yi nga xamante ni bi jël nañ ko ci ba pare. njortu ñu ne dinañ ci def benn changement. donc buñ sukkandikoo ci kii di Mario Draghi nekk il nuovo premier italiano, moom li mu xamle rek mooy dinañ xoolaat yenn ci bonus yi nga xamante ne bi bonus yu bari la teñ jagleel ko ñii di waa partita IVA yi, alors dinañ ko gën a yaatalaat sans distinction de Codice Ateco, boole ci yeneen imprese yoo xamante ni bi ñoom jotuñu woon a dugg, moo xam ay imprese yu nekk in fallimento la wala imprese yoo xamante ni donc mën a ci noo dem, noonu la ko xamlee. donc indi na aussi leneen lu ñuy woowee donc l'assegno di ricollocazione. alors assegno di ricollocazione moo ngi concerné ñi nga xamante ni bi ñooy mbokki taalibe yi jël nas bi ak ñi nga xamante ni bi donc dañuy jël reddito di cittadinanza. donc du xaalis bu ñu leen di jox, mais assegno la boo xamante ni bi dañ koy financé mu nekk seen diggante ak centro impiego, jëm ci ay formation ak ay orientamento pour lavoro, ak donc ay politiche lavorative yoo xamante ni donc ay assistance lay doon jëm ci ñoom. alors donc xam ngeen ne decreto ristori cinque mesures yi ci gën a fees mooy bonus 1000 euro. bonus 1000 euro boobu alors partita IVA yi bokk nañ ci decreto ristori cinque bi, ak pace fiscale, donc taxes yi nga xamante ni bi gouvernement bi moo koy fayal partita IVA ci année 2021 bi, ak li ñuy woowe donc il piano escro, muy cassa d'integrazione bi nga xamante ni bi donc partita IVA yi lavoratori autonomi dinañ ko dem per 6 mesi yi, waxoon nañ leen ko. loolu it mesure yi ñu programmé ci ristori cinque bii di ñëw la, concerné waa partita IVA. beneen mesure bi xam ngeen ko mooy il bonus onnicomprensivo. alors il bonus onnicomprensivo nag bii pa ministre bi nekkoon l'ex ministre del lavoro la signora Nunzia Catalfo xam le ne bërki dem ci page Facebook am ne bonus stagionale intermittente incaricate alle vendite porta a porta, lavoratori a domicilio ak autonomi privi di partita IVA. donc bonus boobu au lieu de 1000 euros dina toll ci 3000 euros pour stagionale del turismo ak lavoratore dello spettacolo. ni mu ko xamlee mooy donc dinañ couvrir ñetti weer yi nga xamante ni bi moom mooy njëkk ci janvier, moom mooy njëkk ci 2021 bi, muy janvier, février ak mars. donc bonus stagionale onnicomprensivo, la signora Nunzia Catalfo l'ex ministre del lavoro nee na un pacchetto di 11 milioni di euro, te dina toll ci 3000 euro per bonus stagionale, noonu la ko xamlee. beneen mesure bi mooy la proroga NASPI, xamle na ko per altri 2 mesi, ñi ngi ko jàpp ci ñi ko jeexal ci juillet 2020 ba février 2021. yeneen ñaari weer pour la proroga NASPI ak proroga del reddito di emergenza ñu koy wax REM. donc yeneen 2 mesi yi bokkaat na ci decreto ristori cinque bi, comme ni ko la signora Nunzia Catalfo xaatime woon avant gouvernement bi di daanu. ci ñaari mesures yooyu ñu mujjee lim, alors parti bii di Lega te Matteo Salvini jiite ko, ñoom dañ ne la proroga NASPI ak la proroga del REM dañ ko war a dissoudre, maanaam éliminer ko, indi bonus bii ñuy wooye donc impianti sciistici. alors moom mooy stazione di ski, ñi nga xamante ni bi donc stazione hivernale bi, donc stagione hivernale bi ñoom ñooy nekk ci glace gi, impianti sciistici te ñu gën koo xam ci stazione ski. alors ñooñu la bëggoon ñu jagleel leen donc lu tolloog ci 4 milliards
€1,5 pour bonus boo xamante ni ñooñu lay concerné. De ce fait ñu mën a am ay fonds dissoudre lii di assegno proroga NASPI bi ak REM bi. loolu it daf ko proposé rek mais amoogu ci confirmation déggoogu ci ak kii di Mario Draghi. liñ gën a jàpp daal te mu wër mooy comme niñ ko xaatimi woon ci bonus yi changement yi du bari. donc NASPI bi dinañ ko prorogare, REM bi aussi tamit dinañ ko prorogare. reddito di cittadinanza kii di Mario Draghi xamle ne donc kenn du ko suspendre kenn du ko dagg. ndax amoon na ay fake news yu doon génn ne dañuy dagg reddito di cittadinanza. nee na loolu amut. reddito di cittadinanza mesure buy continuer li di wéy ginnaaw bi nga xamante ni bi seetlu nañ ne am na njariñ tax ndax it moo ngi xeex ak pauvreté ginnaaw bi nga xamante ni ñu bëree bëri ñoo ngi koy jot. donc noonu la ko xamlee ginnaaw bi nga xamante ni bi daf ne juste rek dinañ ci indi ay coppite ay changement bokk ci li ñuy woowee donc la réforme dei ammortizzatori sociali moo xam donc assegno di ricollocazione boobu ñu leen doon wax. donc nekk ay politique lavorative ak orientamento ak donc formation lavorative. alors leneen li ñuy leeral ba tey mooy reddito di cittadinanza. alors am na mbokk taalibe yoo xam ne des fois dañuy gis ñu suspendre leen ko jun dot seen paiement. ñu fàttali nañ IMS mi ngi ko doon fàttali barki dem ci benn circulaire ñaari mesure moo mën a tax ñu suspendre sa reddito di cittadinanza. bu njëkk bi mooy sa ISEE jeex nga dem renouveler ko pour ñu mën laa débloquer sa reddito di cittadinanza. wala sa li ñuy woowe DSU wala la dichiarazione sostitutiva unica nga xamante ni bi moom da nga ko war di aggiorner altrimenti dañuy suspendre sa reddito di emergenza cittadinanza ba keroog donc nga koy aggiorner. donc ñaari mesures yooyu rek moom moo mën a téye lu ñuy woowe reddito di cittadinanza. ñu koy fàttali mbokki taalibe yi koo xamante ni bii daañ la suspendre sa reddito di cittadinanza nga xam ne ISEE moo la téye wala la dichiarazione sostitutiva unica ñu koy wax DSU. alors fi ñuy jeexale mooy bonus IRPEF. bonus IRPEF xam ngeen ne ñëw na ci la legge di bilancio del 2021 te mu ñëw ci li ñuy wooye la riduzione del cuneo fiscale te remplacer bonus €80 yi nga xamante ne bi moom moo ñëwoon ci il bonus Renzi te léegi mu toll ci €100. excusez-moi. alors bonus boobu ñu koy wooye donc bonus IRPEF tam toll ci €1200 ñu koy fay €100 pour 12 mois ça dépend ci sa reddito fu mu toll. IMS moo ngi xamle ne dinañ ko commencé fay le 23 février bi ñuy dugg te ñiñ koy fay mooy lavoratori yi nekk ci secteur privé wala secteur public ak disoccupati yi ak ñi nga xamante ni bi dañuy jël NASPI. alors ñooñu lañ koy fay. lavoratori yi dinañ jot paiement boobu tramite la busta da paga ak seen datore di lavoro. ñi nga xamante ne bi dañoo nekk disoccupato ñoom IMS dina leen ko verser direct ci seen compte corrente. noonu la ko IMS xamle ci benn circulaire muy bonus IRPEF 2021 dinañ ko commencé fay ci le 23 février bii di ñëw noonu la ko IMS xamle. alors leneen li am solo ci biir Ristori Cinque l'ex ministre del lavoro la signora Nunzia Catalfo mi ngi koy xamle. nee na ñaari mesures yi am solo dinañ ko suspendre ci 2021 bi ñu nekk yépp jëm ci ni ñuy laajee NASPI. maanaam ki nga xamante ne bii daa am droit contrat am jeex mu war a dugal NASPI laajatuñ ko 30 jours effectifs yi nga xamante ne bii moom la war a am ci dernier 12 mois yi muy dugal désoccupato bi. loolu dañ ko koy suspendre laajatuñ ko laajatuñ ko it tamit maanaam li ñuy wooyee decalaggio dell'importo. xam ngeen ne désoccupato boo ko dugalee rek à partir du 4e mois wala 3e mois ci paiement bi day commencé di wàññeeku. donc ministre bi xam leen ne ñaari mesures yooyu donc suspendre nañ ko. donc paiement bi importe bi dutul wàññeeku te laajatuñ tamit 30 jours effectifs yi nga xamante ne bi dañ la koy laaj ginnaaw bi nga amee 13 settimane negli ultimi 4 anni ak aussi 30 giorni effettivo negli ultimi 12 mesi. donc loolu laajatuñ ko noonu la ko la signora Nunzia Catalfo xamle. donc feneen fi ñuy jeexalee mooy alors donc je pense que donc loolu moo gën a fës
liñ leen tënkal tey ci vidéo bi. Li ci gën a am solo rek mooy décret Ristori Cinque ñu ngi koy xaar entro il 7 marzo del 2021. De ce fait donc IMS commencé génne circulaire yi, donc décret boobu commencé nekk en vigueur, demande yi soog a commencé. Donc amul changement, ñi ko war a am automatique lay dem ci ñoom ñi nga xamante ni bi aussi dañuy def demande yi, donc ñoom ñu mën a defaat demande yi. xam ngeen ne l'Agenzia delle Entrate xam ne ci benn circulaire ne ñi nga xamante ne bi dañ doon amoon bonus 600 euros yi, ñooñu mën nañoo cumuler bonus 600 euros yi ak bonus fondo perduto bi, mën nañ ko boole. Réquisites yi moom mooy rek na fekk sa partita IVA ubbeeku lu jiitu le 25 octobre 2020. donc noonu la ko l'Agenzia delle Entrate xamle. donc ñuy xamal mbokki taalibe yi loolu moo gënoon a fës ci nouveauté yi. ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm, seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr, jërë ngeen jëf.